mel ni mbir yi ñu ngi ci raay yi. waaw Sidya Ndiaye ak syndicat bii di FGTS yàgg nañu xeex li nga xam ne moo jëm soxal liggéeykat yi nekk si li nga xam ne moo di collectivité territoriales yi. donc bu ñu jëlee am ay avance ministre Oumar Gueye ànd ceeg ñoom par rapport à la fonction publique locale def naa ni c'est un grand pas en avant et par rapport ak li nga xam ne mooy condition de travail mais également surtout de précarité yi nga xam ne da doon dal lu bari ñi nga xam ne ñoo nekk si fonction publique locale yooyu donc dañuy jàpp ni rek. fileeg ñuy jëm ci élection yi ñooñu daañu leen intégré waaye li ëpp solo mooy li keneen ki wax ci biir élément bi mooy naka la ñuy jógee IPRES ba dugg fi nga xam ne mu di FNR parce que ñaari bànqaas la yoo xam ne bokkul par rapport ak administration publique ak ñi nga xam ni dañoo nekk fonctionnaire dans le privé ak yu demee noonu donc lu ci mën a am rek nañu wéy jéego yi te lépp mi ngi ci concertation lépp mi ngi ci dialogue pour mën a arriver à des solutions pertinentes et objectives bi nga xam ne dafa soxal liggéeykatu Sénégal. am na solo ñu wax ci leneen ñeel ubbite école bi nga xamante ni nag fukki fan ak ñeent ci weeru octobre la mu nekk mbir moo xam te ni itam lu jëm ci wàllu tenue yi nga xam ni ndongo yi dañ ko war a sol bi yoon dinañ ko nag daal di def par force bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ gi ñu dénk wàllu njàng mi moom Mamadou Talla di wax ni ab première phase la boo xamante ni nag ña ngi ko estimé woon maanaam ña ngi ko xayme woon ci fukki milliards ci suñuy koppar ñu teewlu ko ci. enseignement bu gën a ndaw bi mooy préscolaire ak élémentaire moom moo ñu concerne donc 2 millions d'élèves la 2 millions yooyu ku nekk dina am ñaari tenue commande nag bu ñu waroon def région bu nekk commune bu nekk école bu nekk joxe nañu le nombre d'élèves classe bu nekk xam nañu le nombre d'élèves jox nañ ko ministère de l'artisanat ñoom ak waa DER dinañ si liggéey ñun ñu viré xaalis bi au niveau de la DER te DER ak ñoom ñu ngi liggéey ak chambre de métiers yi pour que ñu xam gox bu nekk ban atelier moo fa nekk ban atelier moo fa nekk kan moo mën a def donc mun naa wax ne suñu commande dem na ba pare waaye nag il faut ngeen xam ne nag lu mel ni 6 millions de mètres loolu bari na et donc xam naa nag ñu ngi si biir di jéem a seet nan lañ koy defaree waaye li am solo rek mooy que day am volonté président de la République donc dinañ ko def. muy kon ay tenue yoo xamante ne nag dina am ci élémentaire beeg ci préscolaire bi ci ubbiteeg école bile ñu wax ba léegi rek lu jëm ci wàllu njàng mi nag ngir jiixi jaaxa bañ a am jëwriñ gi ñu denk wàllu njàng moom ñu doon topp léegi nag daal dina amal am ndaje boo xam ne séq na ko ak acteurs yi dañ ci ànd ak Alioune Badara Sonko. chaque fois bu école di waaj a tijji ministère de l'éducation nationale ak ay partenaires mi yëngatu ci wàllu école dañuy sumb ndaje ngir xayma année scolaire bi ñu jot a weesu waaye tamit waajal bi ñuy dëgmal ren nag ci waxtaan yi violence yi nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku ci école yi gën na fës ci bii leen ndaje. ñu seet d'abord année bi passée lan si objectif yi ñu fixé woon fan lañ si toll lan moo si baax lan la ñu war a defaraat mooy benn et deuxièmement année bii di ñëw 2021 2022 lan mooy suñu feuille de route remarqué nañu ne si yenn école yi bariwul nag mais commencé woon na mooy li ñuy wax violence loolu moo tax nag ren ñu jël thème bi ñun acteurs yëpp ñëw nañ fii ñu waxtaan si violence. syndicalistes yi ñoom ci seen wàllu bopp di ko rafetlu ñoom li ñuy sàkku rek mooy ñu stabiliser année scolaire bi. ñun dañu rafetlu bu baax a baax doxalin ministre éducation nationale parce que dafa woote ndaje acteurs éducation yëpp catégorie acteurs yëpp ñëw nañu fekkee rencontre bi ku nekk joxe sa xalaat pour ñu am ubbite bu baax. ci diiru ñetti fan ministère de l'éducation nationale ak syndicalistes yi ak ñëpp ñi nga xamante ne dañuy yëngatu ci wàllu njàngale mi daañu dégager ay conclusions ngir waajal année scolaire 2021 2022. Alaaji kon xale yi dañoo nar a nduróole ci ubbite école bi. non du ñëpp parce que élémentaire bi ak préscolaire bi préscolaire sax préscolaire public sax moo barewul nag foofu xanaa xëy na case tout petit lay doon mais c'est-à-dire ci calcul ministre bi toujours mooy li may faral di wax est-ce que ñu ngi xalaat ni ñi leen di déglu ñu ngi xalaat comme ñoom xam nga dafa joxe exemple mu ni ñaari millions ngi élèves la ñuy ñëwal la gum ay tenue jox nañu ministère de l'artisanat li nga xam ni mooy sa budget beeg yépp daal pour mu doxal ko mu ngi ci jokkoo ak waa DER pour ñu def virement wax xaalis bi donc li ñu soxla bi ngi toll ci juróom-benn millions ngi mètres dañu soxla ci ay tissus donc mënut a gaawee noonu na mën nañ ko nangul mënut a gaawee noonu mais ñaari millions ngi élèves ci juróom-benn millions ngi mètres tissus xanaa kon ku nekk ñetti mètres ngay am ñetti mètres xanaa pàncaa lañ ci ñëw wala caleçon ñetti mètres te ñu ni kenn ku ne ñaari tenue nga war a am mais benn élève bu nekk ñetti mètres rek mënu ci am ñaari tenue ci benn képp la mën a yam dañuy commencer ndax ak benn tenue kese mu daal di safaanoo xaat ak li ñu annoncé woon. nee na première phase bi la. première phase kañ la deuxième phase bi déwén la ñoo xam ne ñetti phase lay nekk première phase bi année scolaire 2021 2022 lay doon. ñu génne 10 milliards
2022 2023 ñu génne 10 milliards 2023 2024 10 milliards mu nekk 30 milliards. donc première phase bi kay ak ni ñu ko calculer kenn mënut am lu ëpp benn tani te ñaari millions donc ñoom ñooy am élèves Sénégal du ñaari millions c'est-à-dire que bu matewul mënaguñu ko yëggaguñu ci financièrement waaye buñ ñu tànqal am na lu gën a nekk farata. am na lu gën a nekk farata paasan gis nañ inondation école yoo xam ne ba léegi impraticable fu ci mel ne imam Abdou Ndiaye 3 jamono ji parents d'élèves yi ñoom ci seen bopp ñu ngi dajaloo ngir xool naka la ñuy defaree école bi. waaw man damay wax fenn ànd ak Mansour déjà wax ne 10 milliards yi ñuy def ci ay tenues man de boo fàttalikoo ci ay fourniture defoon ko ci ay fourniture ñu école yi joxe ay fourniture moo gënoon benn bi si des mooy tenues yi nag baax na n'empêche mais ci ordre de priorité et cetera. benn cat moo am ci Sénégal sunu kilifa yi dañuy dox ci ay marché lii nii ay marché la daa am ñu koy jox artisan ya ñu koy jox boo xoolee ba si biir boo nekkul ci ñoom wala bokkuloo ci ñoom wala jegewoo leen doo laal ci marché bi loolu la ñuy doxalee ci deal yëpp ci lépp lu ñu fi organiser donc dans le fond intention bi ci kàddu nii dina nekk lu ñuy loué mais ci pratique lay lalu ci suuf mooy bëri te rokk bi mooy cat bi te mooy tax sincérité du am ci affaire bi. dëgg la Abdoulaye Mbow. waaw man damay jàpp ni effectivement wuri ba dem na këng nu ko olof di waxee. def naa ni sa njëlbeen waxtaan nañu waxoon nañu ndax opportunité wala du opportunité mais ndax am lance nañu programme bi damay jàpp ni effectivement kon jamono ji tembe bu ñu waxee ni mbas bi laal na secteur yu bari te secteur artisanat impacté wu bu baax a baax si li nga xam ne moo di coronavirus bi damay jàpp ni kon boog bu ñu defee programme sur 3 ans 10 milliards pour une première tranche xëy na dina mën a suqali li nga xam ne moo di le secteur de l'artisanat secteur de l'artisanat boobu nag mooy ñay defar bu daan tissu bi bu dee c'est local ña koy ñaw ña koy daggat ñëpp nekk Sénégal defe naa ni dërëm la goo xam ne Sénégal lay des te amaana mën na jàppale ay pères de famille yoo xam ne ñu ngi yëngatu si li nga xam ne moo di secteur de l'artisanat à travers les 14 régions du Sénégal ba nga xam ne effectivement dina mën a suqali secteur boobu ñuy xaar leneen li nga xam ne ay décision majeure la jëm si li nga xam ne moo di secteur artisanat bi nga xam ne war na nekk un secteur pourvoyeur d'emploi par rapport ak li nga xam mooy différents programmes yoo xam ne war nañ ko mettre en œuvre. am na solo ñu wax ci lu jëm ci coowal vaccination yow foofee ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru amical yi ñenn ñi d'accord nañ ci ñeneen ca des itam daal di ne dañuy wëy nag ci xeex loolu di ñàkku Covid 19 ci campus bi dañ ci ànd ak Amina Cissé. amical bi ëmb étudiant FASEG ñi ngi ñaawlu ndoxalin vaccination bi ñu amal ci biir université bi. décision yi ñu ci jëloon mooy que ne tey vaccination bi du doon loo xam ne dañ koy obliger étudiants yi. mais étudiants yi mooy xool xam ne moom dafa war a vacciner mu ñëw vacciner vaccination bi dañ koy obliger étudiant bi. étudiants yooyu ànduñu ci taxawaay autorité universitaire yi. maanaam étudiant yi pour mu mën a am accès ci TDM wala cours am wala ANFM wala bibliothèque bi il faut mu am carte de vaccination te carte boobu noonu pour nga am ko il faut nga vacciner wu. ñuy ñaawlu tamit taxawaay yeneen amical yooyu tey xamle ni ñoom duñu puus benn yoon. bu ñu dajee nag décision yi ñu jëloon mooy que ne tey lépp loo xam ne maanaam vaccination la ci biir université bi dañ koy suspendre mu nekkoon loo xam ne ñun ñëpp a ko jëlandoo woon aussi mais dañu dem ba ci biir ñu gis ne ñun luñ ci def yeneen amical yi defuñu ko bu jëree ñun ñu génn ci collectif bi sax dinañ ko def bu soobee yàlla. amical bi ëmb étudiant FASEG yi di dëggal seen bopp ci xeex mi ngir ubbite bi jaar yoon ci biir université bu Ndakaaru. Amina Cissé ci rek xibaaru démb yi toppoon nañ ci nag coordonnateur bu commission santé Covid foofee ca UCAD moom daal dina rek xamle ni vaccination bi nekkul nag par force dinañu wax ci leneen ñeel nag situation bi nga xamante ni groupe des médias mu ngi koy dund ak fisc bi niki tey ji sax ay huissier de justice ñëwoon nañu fi ngir nag daal di xool naka nañuy def rek ba daal di xayma li fi nekk ci bagage dañ ci ànd ak Fatoumata Diop. situation bu des médias nag daal dina am beneen tournure bu yees groupe bi nag